mbokki rafetlu ànd beeg programme mu ITV dal leen jàmm ci jotaayu njolloor si fukki fan ak ñeent ci weeru novembre atum 2019 àdduna wërngal këpp di màggal bëccëg gi ñuy waxtaanee feebaruk diabète ca Pal gox ba faree ca bët gànnaaru réewu Sénégal ay téeméeri doomi aadama jot nañ fa nemmeeku seen wér gu yaram foofee nga xam ne nag limu ñi amee li nga xam ne moo di diabète fa la gën a fësee. waxtaanee dëkkin geek dëkkandoo yi sa dëkkandoo sa mbokk gu njëkk jamono ji nag mel na ni bile gëm-gëm dafa tàmbalee réer di ni mel nag di faral di juri jafe-jafe ci biir dëkkuwaay yi. tàggat yaram éliminatoire CAN 2021 ca Cameroun réewu Sénégal am ndam démb ci kaw Congo ñaari bal ci dara ca stade Lat Dior bu Thiès ndaw Aliou Cissé yi nag jël ñaareelu place ci poule I ga nga xam ne ci lañu bokk nekk nag ci ginnaaw réew Guinée Bissau ponk gu mujj gi daañu ci ànd ak Cheikh Sall mu jàngatal ñu li yéenekaay yi xëy fasal tey ji alxames yemook fukki fan ak ñeent ci weeru novembre atum 2019 mbokk yi bismillah ci jotaayu njolloor si. mu ngoog gannaaw ba ñu leen nuyoo jotaay gi dañu koy doore ak ab l'accident bi nga xam ne moo am tey jii ci suba ci fi nga xam ne nag moo di diggante Point E ak fii di zone B li ni mel nag ab soxna bu doon dawalub wotom moo daal di saaraan nag moom daal di këppu woto bi nag këppu ci biir canal bi soxna si nag mujj naa génn ci bile oto bu ñu sukkandikoo nag ci ay seede ñenn ñi nag dañoo jàpp ne moom soxna si dafa doon moytu beneen woto ñeneen nag xam ne dafa nekkoon ci téléphone am lu mu ci mënti doon ñi ñaax dawalkat yi ñu gën a bàyyi xel ca la ñuy def bu ñu nekkee ci kaw tali bi leneen lu ñuy waxtaanee ba tey ci kaw tali bi la yoon ambulance la ñuy waxtaanee ak ñi nga xam ne ñoo cay yëngu xat-xat yi nga xam ne moom la ñuy nemmeeku ci yoon yi faral di jural jafe-jafe ñii di dawalkatu ambulance yi naam na sax ñoom ñenn ci ay dawalkatu woto ñoom nag xam nañu li nga xam ne moo di code de la route ñoom dañuy may ambulance yi xaalal leen yoon waaye ñeneen nag ñoom xamuñu li ni mel loolee nag faral di judd jafe-jafe ci liggéeykat yi la nga xam ne ñooy jëfandikoo ambulance yi Mamadou bi passé soxo moo demoon seeti leen. dañuy faral di gis ay ambulance yuy càng ci ay embouteillage ba tax duñ ci mun génn di andi parfois ay complications. maa ngi fàttaliku benn cas boo xam ni benn jigéen la woon bu waroon accoucher donc ak antécédent yi mu amoon c'était très difficile pour ñun ñu gérer ko. mu menacé woon def une rupture donc mu saigné donc c'était très difficile parce que fi ñu jaaroon jour boobu c'était une route boo xam ne benn voie kese la woon et donc même oto yi bëggoon nañ jéem nañ def nañ seen kéemtalaay kàttan pour ranger mais mënul woon nekk. am na benn cas bu ma ci dund benn jigéenu wérul la woon buñ doon yóbbu comprendre nga embouteillage bi sonal ñu lool ba ñuy yegg dafa dugg rek après doom ji moom moo rëcc quoi mais yaay ji dafa mujj ñàkk bakkanam quoi. ñenn ci dawalkatu ambulance yi nag parfois duñu am information yi tax ñu mun contourner yi les problèmes waaye agent yi nekk ci circulation yi dinañ leen faral di yombalal seen liggéey. déjà ak le fait que am na automobilistes yoo xam ne ñoom bu ñu déggee sirène ambulance bi rek déjà dinañu ranger pour may ko mu jàll agent de police yi aussi ñu ngi leen di jaajëfal ñoom aussi chaque fois bu ñu déggee ambulance bi ñëw sirène dinañ def le tout pour que mu mën a jàll. mais ñuy ñaawlu aussi des fois travaux yi ak yi nga xam dañuy baare sans pour autant ñu yëgal ñu parce que bu ñu doon yëgal aussi dinañ mën a xool yeneen alternative wala yeneen voies yoo xam ne bu ñu fa àggee bu ñu fa jaaree dina gaaw. pour brancardier bi nag di faral di ànd ak ambulance yi dawalkatu oto yi duñ leen yombalal seen liggéey. situation yi jànkonteel ci yóbbu malade wala jëli ji malade bëri na parce que tali bi da ngay génn taal sa sirène taal sa gyrophare gars yi duñ la faale la naan yaboo kenn. wala amoo priorité wala loolu la ñuy wax souvent des fois nga wàcc sax ñun nii des fois ñu wàcc daw ci oto bi ci kanam ñaan mais duñ la faale quoi ambulance nag moom bu jëliwul malade mi ngi yóbbu malade bu fekkee dem na bay jëli ji malade rek xam ne malade boobu toll na ci condition yi xam ne ambulance daf ko war a jëli yóbbu ko ci beneen hôpital. su fekkee ñu bëri ci dawalkatu oto yi bàyyi ambulance mu jàll bokk na ci seen habitude xat-xatu tali yi nag tax ba des fois loolu du doon lu mun nekk.
Mamadou Bipa Sissoko fukki fan ak ñeent ci weeru novembre tey ci alxames gi àdduna wërngal këpp di màggal bëccëg gi ñuy waxtaanee lii di feebaruk diabète ca Pal gox la bu faree ca bëj gànnaaru réewu Sénégal doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo fa fare nag di dund ak li nga xam ne moo di diabète ñoom nag jot nañu fa amal ab bëccëg goo xam ne dañuy saytu wérgu yaramu doomi aadama yi ca gox ba nag ay téeméeri doomi aadama demoon nañu wuy ji ci woote ga ngir xool seen wérgu yaram rawatina nag nemmeeku ba xam nag amewuñu li nga xam ne moo di diabète ñoom ñi leen nga xam ne ñoo faree ca Pal bët gànnaaru réew mi ñu nemmeeku fa ne limu ñu amee diabète nag fa la daal di gën a fësee Momar Alice Niang mooy suñu ndaw ba ñu teewal ca diwaanu Ndar Géej. ci bëgg gu ñu bëgg jege askan wi moo tax association bi uuf mboolem ñi am feebaru diabète ci Ndar tànn nag Pal ngir amal fa li nga xamante ni moo di ay journée de dépistage ak consultation gratuite ci lu ëpp 2 téeméeri doomu aadama jot nañ leen saytu ci wàllub feebar boobe mu nekk nag mbir mu nga xamante ni kilifa yu yor wàllub wér-gi-yaram ci diwaan boobe rafetlu nañ ko lool. mooy diabète bi mooy feebaru suukar bi moo fi gën a bari et que wax nañ ko moom moo tax association des diabétiques ñëw mooy feebaru suukar si moo fi gën a bari feebaru tension bi tegu ci. te ñooy ànd la plupart du temps ñoo xam ne dañoo am feebaru diabète day fekk amaale nañ feebaru tension am nañu si ñoo xam ne nag am nañ feebaru diabète kese am na si ñoo xam ne am nañ feebaru tension kese mais ñaari yooyu daal ñoo fi dominé. Ndar nag ñëpp xam nañ ni moo yor taux bi gën a rëy ci wàllub feebaru diabète ci Sénégal loolu tax na ñiy dund ak jàngoro jooju ñuy ñaan nguur gi ñu taxawal leen fii centre bu nga xamante ni mooy toppatoo seen wàllub wérgu yaram. yeneen tund yi dañ fay wax ni 3,4% ñoom am nañ seen centre de diabète mais Ndar de 1 fi la flambée bi ëppee nga am 12 et quelques voire 10,4% ba pare distance nekk ci kon centre bi day am ñaari wàll dana am wàllu fixé population bi ñi seen loxo jot seen dugg gannaaw ak ñi ko jotul ñëpp daañu mën a am seen fajukaay. bëgg gu ñu bëgg wisaare feebar bi tax na ba association des diabétiques bu Saint-Louis fas yéene amal nag ci fan yi ñu jëm conférence bu rëy ak doxantu bu nga xamante ni sensibilisation lañ ci jublu ci biir Ndar. sa dëkkandoo sa mbokk gu njëkk loolee nag ab ngëm-ngëm la woon waaye nag seetlu bi di jamono ji nag bile ngëm-ngëm dafa tàmbalee réer loolee nag di gis-gisu ñoo xamante ne nag dañ doon amalub ndaje démb la woon fii ci Ndakaaru lépp nag xool tolluwaay gi di jëflante gi dox ci diggante dëkkandoo yi la ñu xam ne nag moo di sabab li moo di xàjj ak seen nga ñuy nemmeeku ci biir dëkkuwaay yi loolee nag mën a am ay njeexital ci biir dundin bi ci biir réewu Sénégal. ci bi la ndaje teewoon na fa itam Cheikh Hassana Fall. sunu nekkin ci biir askan wi dafa nekk loo xam ne dafa am solo loolu ci àdduna bi mu doonoon mbir moo xam ne fii ci Sénégal daf fi amoon solo loolu waaye ci jamono yi ñu nekk dafa mel ne ab crise am na fi te li ko waral bëri na loolee. yaakaaruma ne yoon bu baax la parce que xam nga yoon bu baax mooy yoon boo xamante ni du bàyyi kenn li ñu tuddee dundandoo bu jekk mooy vivre ensemble ànd dund bu jekk. dafay sooxe ndax dafa am ñaari xeet yoo xam ni duñu laalante bu ma ko doon misaal dama naan xëy na bambara ak séeréer yi. Sénégal nag soo xoolee di nga gis ne problème boobu ñu am nañ ko ndax jafe-jafe bi mi ngi d'abord manifesté woo ci ni nga xam ne noonu nga gis nit ñi di dëkke ni nga xam ne noonu la nit ñi di waxantee. xaaj-xaajaloo ak yenn wujje yu am ci biir société bi mën na tax ba sax yenn saa yi ñu mën a ubbil suñu bunt yenn mbir yoo xam ne jekku fii. yi am ci wet gi te amul ci wet gee day indi jafe-jafe indi injustice indi déséquilibre boo xam ni lu yàqu lu bari mën na faa jaare gën a yàqu. li ma gis ni mooy li ñu nar a gàkkal wala li ñu nar a gàllankoor mooy encore une fois. mur yi nga xamante dañu koy tabax ci suñu diggante ki dëkk taax ak ki dëkkul taax ki jàng arabe ak ki jàng français ki nekk ci daara ak ki nekkul ci daara ki baykat beeg ouvrier bi mur yooyu moom laa wax ni Allemagne jàngal nañu ñu. fi mu toll nii ñëpp lañ jàpp mooy faw ñu dellu si waat ci mbirum maam te xolaat nu ñuy defaraat suñu société bi ngir mën a mucc ci yenn yile. modèle bi ma gis ni mooy modèle bi ñu manqué ñun mooy daara bu ñu doyadal te fekk ñu ngi doyadal daara yi. mën nañ dem am les plus grands diplômes du monde mais mënuñu régler des crises yu am ci quartier mënuñu ko régler. fexe ba ñaari citoyen du am day am
benn citoyen ñu jóge ci benn école boo xamee ni école bi day leen di may ñu jàngandoo lépp loolu pour man dina war a nekk solution. jàngaat ni ñuy dundee nekk ab impératif ci àdduna boo xam ne fi mu toll nii képp koo gis day xalaat mbirum communautarisme te loolee ngir ñu mën koo xeex faw ñu gën a bàyyi sunu xel ne nu ñu bokkoowee ku nekk ak couleuram nekk na loo xam ne mën na gën a jëmale kanam sunu réew mi le Hassana Fall teranga ga ñu doon dàkkantale réewu Sénégal ba tey nag ñu ngi ko fi nemmeeku firnde bi nag moo di ay doomi aadama yoo xam ne la ñuy faral di bàyyeekoo ca biti réew ñoom nag ñu ngi dund fii ci réewu Sénégal ci dundin gu rafet ak itam dundin gu jaar yoon ñoom ñooñee nag di rafetlu teranga bi nga xam ne moom la ñuy gis ci réew mi di Sénégal. Ndiaye Alioune Guèye. Sénégal nekk dëkku jàmm ak dëkku dalukaay ba tax na nit di jóge fu nekk daal di fiy ñëw ñenn ñi ngir xam dëkk bi ñi ci des daal di fiy sax toog. damay bëgg jàmm et puis liggéey damay bëgg liggéey ci Sénégal parce que jàngalekat la et j'aime travail et puis finalement ci Sénégal am naa sama mbokk am naa sama turando et damay je m'occupe de ma turando et de mes amis. Ça va faire un peu plus d'un mois. maa ngi fi lu tolloog benn weer waaye gis naa ni sénégalais yi ñu ngi ñuy jàppale su dee dañoo bëgg a dem fenn yéen da ngeen baax. Très gentil. ñoom ñi nga xamante ni dëkkuñ ci réew mi di wax ni rek Sénégal dëkku teraanga la waaye nag yenn saa yi dañuy am ay gàllankoor. donc sénégalais yi pense que parce que damay weex am naa xaalis du dëgg waay je connais des sénégalais multimilliardaires mais moi amuma auto amuma dara. amuma auto amuma kër amuma télévision ça ne m'intéresse pas am na tere rek mais amuma xaalis. yenn saa yi taximan yi dañuy wax ay prix yu cher alors que man xam naa prix yi. doomu Sénégal bi moom gisee ko neneen. perception la moom ni mu ko gisee la bon dañu bëgg xaalis ci ban sens man en tout cas man li ma liyee ak moom xaalis du diggante bi xaalis nekku ci diggante wu xam-xam la diggante wu nit ak nit. donc sénégalais yi dañuy bëgg xaalis peut-être que muy def dara bëgg a jënd dara sénégalais bi bu ko nax mais yàlla def na moom dafa dégg olof xam na sénégalais yàgg na Sénégal donc mu bëgg a jël taxi par exemple nga bëgg ko ci nax ci yooyu lay wax xam naa quoi mais loolu défaut yooyu fekk dëkk yëpp la. mu am ay tur yu ñenn ci sénégalais yi di woowee ñi nga xamante ni dëkkuñu ci dëkk bi. moi on m'appelle pas Xonk bu nopp on m'appelle Toubab et maintenant. man dañ may woowee xonk nopp waaye bëgguma ko si mbedd mi ku ma woowee xonk nopp ma tontu la. toi je dis oui ku ñuul loo bëgg ou alors je dis tudduma Toubab alors on me dit no tuddu je dis ah soxna si nit la non. Au début c'est rigolo à la longue. biñ ma koy doog a wax ay reetaan la ma defoon waaye nag bu yàggee dafay soof mais nag garaawul. mais bon après c'est comme ça ici et puis c'est tout hein. waaw mu nekk loo xamante ne dëkk boo dem tamit da nga koy fekk boo sénégalais yi jóge fii dem ci yeneen dëkk am na ay tur yu ñu leen di tuddee mais liñ ci mën a wax mooy rafetul parce que nit balaa nga koy looy gis ci nit mooy niteef bi ngay gis ba pare nit nga jaaxaarloo quoi jaaxaarloo couleur jaaxaarloo ku gàtt wala ku njool ku lii nit nga jaaxaarloo man loolu mooy sama gis-gisu àdduna. dëkk booloo nekk ci jàmm nekk lu am solo ci àdduna ba tax na Sénégal nekk dëkk boo xamante ni nit day jóge fu nekk ngir bànneexoo teraanga biñ fiy wax. Alioune Gueye dëkkin gu rafet ak dëkkandoo gu jaar yoon waaye itam ubbeeku fexe itam ba daal di ñoŋal lépp loo xamante ne jëm na ci wàllum koom loolee nag di ponk boo xamante ne waxtaanee nañ ko démb ca université bi ñu duppee Cheikh Anta Diop fii ci Ndakaaru lépp nag ngir xool tolluwaay gi nga xam ne askan wi war nañ koo fexe ba seen koom gën a jëm kanam jaarale ko ci dëkkin ak dëkkandoo gu rafet bu ñu sukkandikoo nag ci kenn koo xamante ne daal dinay teewee ci bile waxtaan di wuyoo ci turu docteur Alioune El Hadj Alioune Diouf moom nag daal dinay yëkk ci ay kàddu la mu xam ne nag moo di jafe-jafe réewu Sénégal daal dinay wute ak réewu Afrique yu bëri la ko waral nag moo di yile réewu Afrique dañuy faral di jagleel ay pàcc yu yaa ci seen koom jagleel ko ñi nga xam ne ay këru liggéeyukaay yoo xam ne ñu ngi faree ci biir réew ma loole nag wuteek réewu Sénégal professeur docteur El Hadj Alioune Diouf dañu koy teewlu ci micro Cheikh Diop. lu ne mënees na koo ñàkk amaat ko ba mu des fulla ak fayda réew da ngay am fulla ak fayda sa bopp liñ naan ràcc jëmale sa kanam boo bëggee mu dëll dama ni la gisoo benn réew ci àddina bi boo xam ni dafa jéggaani la muy lekk da koy jéggaani
réew boo gis fii ci àddina mu développé wu la muy lekk daf koy bayee ci biir dëkkam donc loolu war nañ ko régler benn yoon. ñaareel ba réew moo gis am na secteur yoo xam ni maanaam ay secteur yoo xam ni dafa am solo trop secteur yooyu réew ma da cay teg loxoom nam cay tege loxoom nag mooy day fexe ba wut entreprise nationale am boo xam ni moom mooy yore secteur boobu ndax secteur boobu day indi xaalis bu bëree bëri même ci wàllu banque d'accord ma ci le fait que Sénégal amul banque boo xam ni maanaam képp kuy fonctionnaire 70 000 fonctionnaires yi seen salaire ñu koy def ci banque étrangère dañ ko war def ci banque nationale banque sénégalaise yooyu dañ cee war a liggéey ak yeneen wàllu ndox wàllu électricité wàllu téléphone war na am sénégalais bu am licence téléphonique comme ñëpp mënuñu nangu secteur yi nga xam ne dañoo rentable ñu jox ko ay doxandéem dañ ko war doxandéem du tabax réew comme li ñuy wax donc dañ ko war a jox ay sénégalais ñoo xam ne ñu ngi fii yëg li nit ñi yëg di fexe ñoom it saafara problème yi nga xam ne moom la nit ñi jànkoonte. ab réew bu dal waaye itam daal di fexe ba ñoŋal koom-koomu réew moomee nag ñu daal di fay taxawaloon ab politique boo xam ne moo jëm ci liggéey bi ki nga xam ne nag moo bokk ci ñi bokk ci ay centrale syndicale di ay syndicaliste kenn ci ñoom nag moo nekkoon ganuk kennuk askan wi mu wuyoo ci turu Cheikh Diop jiite lii di centrale syndicale bi di CNTS FC moom nag la mu xamle moo di politique boobee ñu tegoon fii naam ne sax am na ay gàkk-gàkk ndax ci diiru ko ñetti at lañu ko fi tegoon waaye nag jamono ji am na juróomi at waaye nag li ni mel nag am na liggéey boo xam ne jot na koo def fii ci réewu Sénégal ci lu jëmmal ci lu jëm ci seenu bëgg-bëgg kii di Cheikh Diop nag moo nekkoon ganuk kenn askan wi bu Khalifa Diakhaté dañu koy teewlu. pacte bi ñetti at la waroon am. tey jii mu ngi ci juróomi at. loolu échec la. déedéet mënul nekk échec waaye. am na manquement yu bëri yu ci am. il faut que ñu nangu ko parce que pacte bi man du ma nangu mu nekk échec waaye nag liñ ci war a jubbanti bëri na. mooy loolu liñ ci war a jubbanti moo bëri waaye du échec parce que exemple la cadre la bu nga xam ne wax dëgg yàlla buñ ko jàppalee ba taxawal ko doxal ko dina baax. xam nga lu waroon a def ñetti at. waaw ñetti milliards dugg si. war a def ñetti at. daal di soobu ci juróomi at boo nee du échec war nga ñëw mën a wax ana lu tax du échec loolu la ñu wax dañu ne résultat mitigé. mitigé. voilà maanaam nekkul échec waaye aussi du réussite totale. weexul ñuulul. nekkul échec mais du réussite totale. parce que xaalis boobu ñu waxoon ne dañ ko ciy def defuñu ko ci. par exemple. defuñu ko ci. déedéet defuñu ko ci des na lu bëri. daanaka defuñu ci sax ñetti xaaj yi sax ñaari xaaj yi sax defuñu ko ci. nan lañ ko justifier parce que liggéeykat yi par exemple nan lañ ko justifier par exemple. loolu ñu ngi ci évaluation bi loolu yëpp dinañ ko leeral bu ñu paree ba rapport yi génn. Sénégal di waajal dalal ga mu fas yéene dalal ñeenteelu ndaje bi nga xam ne moom la ñu jagleel wàllum jàmm ak karange loolee nag ci réew yi nga xam ne ñoo faree ci UEMOA loolee nag waral démb ñu amal ab ndaje ngir waajal ko bile ndaje nag lañ fa doon waxtaanee mooy natt tolluwaay bi nga xam ne UEMOA jot na ko amal ci liggéey ga jëm ci wàllum jàmm ak karange ci réew yi nga xam ne ñoo bokk ci bile kuréel bile ndaje itam ñu nemmeeku ci teewaayu kii di Tidiane Cissé. ay experts yu jóge ci juróomi ñetti réew yu ëmb union économique et monétaire ouest africain ñoo toog benn place ngir rekk saytu lépp lu jëm ci kaaraange seeni réew experts yi lee jot nañoo évaluer mesures yi ñu tegoon fii ngir rekk mën a xeex lépp lu jëm ci wàllum terrorisme. juróom-ñaari at yi liggéey nañ ci lu bari ndax li ci jiitu mooy xam nañu fu ñu jëm ndax dañu yëkkati benn plan stratégique mais lii moom la war a chantier bi moom la war a génne ci loo xam ne lii ay dox ak ay jéego yi ñu ci war a def. depuis atum 2012 réew yi bokk UEMOA jot nañu teg ay mesures yu bëri ngir rekk xeex terrorisme ak itam mën a développer seeni ay réew. def nañu acte additionnel bi def nañu plan d'action stratégique bi def nañu mécanisme bi prévention des crises et des conflits mooy li nga xam ne lii dañuy natt balaa crise bi ñëw ñu am jéego yu ñuy war a dox en matière de renseignement ba xam fii menace bi mën a jógee ñu mun ko faagaagal foofu. ndaje bile mu ngi am ci contexte bu métti ci ay réew bu mel ni Burkina Faso wala Mali ñaari réew yi ñoo ngi am ay jafe-jafe yu bëri ngir rekk xeex lii di terrorisme.
temps yi gis nañu ay attaques terroristes yoo xam ne ñëw nañu mais li coobare bi mooy attaques yooyu lii nga xam ne lii teg nañ ko ci chantier bi buñ ko fi teguloon dina gën a métti. li bon rek mooy ñu toog di xaar keneen ku ñëw dimbali ñu pour ñu faagaagal ko defuñu loolu chef d'État yi ñoo jël ci seen bopp seen coobare bopp léegi nañu xool ni ñu mën a liggéeyee pour que loolu ñu mën ko wàññi en attendant ñu éradiquer ko. ginnaaw experts yi ñii di ay ministres yu UEMOA la ñuy xaarandi ngir rek ñu amal ñoom itam waxtaan jëmale ko ci wàllum paix et sécurité loolee ngir rek waajal ñetteel rencontre bu UEMOA nar a amal aljuma ji ci Diamniadio. xam ngeen ko ñaareelu pàcc jotaay gi xibaar yi bi ci réew la ñu koy tàmbalee Côte d'Ivoire la ñuy dooree bile pàcc ak réew mi nga xam ne nag moom ma ngay woo mbootaayu xeet yi di ONU ngir rek mu daal di may ngët jongante bi nga xam ne moom lañ fay waajal ñeel élection présidentielle ci réewu Côte d'Ivoire gannaaw nag lu yées benn weer moo des nag ngir ñu wala boog gannaaw ba ñu amalee li nga xam ne moo di woote gile kon ca Côte d'Ivoire ñeel nag mbootaayu xeet yi askan go waa rawatina nag ñi nga xam ne ñoo di woy politique yi jot nañoo nag dem ci kanamu li nga xam ne moo di ab délégation di ay ndaw yoo xamante ne nag ñu ngi bàyyeekoo ci mbootaayu xeet yi teewoon nañu itam ca kanamu commission bi nga xam ne mooy bàyyi xel lépp lu jëm ci wàllum jongante politique ca réew Côte d'Ivoire li ni mel nag xew ci talaata gi ñu weesu ñu fàttale itam ne mbootaayu xeet yi di ONU nag jot naa may gët ci atum 2015 ay jongante politique ya fa amoon waaye itam jot na faa indi ab ndimbal boo xamante ne bokk na ci wàllum matériel waaye itam koppar yoo xamante ne jagleel ko ci jongante politique paluk njiitu réew ca Côte d'Ivoire. gannaaw réewu Côte d'Ivoire ñu wutali ca République démocratique bu Congo ak tey ci alxames gi la ñu fay daal di natt ñaareelu ñàkk bi nga xam ne moo jëm ci xeex ba ñuy xeex lii di feebaruk Ebola foofee ca réewu République démocratique bu Congo kon ci alxames gi ngeen baal ma ci lañ ko daal di tàmbali foofee nag ca réew ma ñu fàttali itam ne lu toll nag ci ñaar téeméer ak juróom fukk junni ci ay doomi aadama ñoom nag jot nañoo laal ñàkk gu njëkk gi nga xam ne moom la ñuy jagleel xeexuk Ebola loole nag mi ngi xew ci weeru août atum 2018 benn fan ci weeru août atum 2018 nag ci la ñu fa daal di xam leen ne fukkeelu épidémie Ebola ñëwaat na ci République démocratique bu Congo bi la jàngoro nag jot naa faat lu toll ci ñaari junni ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett ci ay doomi aadama junni ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ñoo ci jot a rëcc ci jàngoroy Ebola ci République démocratique bu Congo. éliminatoire CAN Cameroun 2021 réew Sénégal démb def jéego ca stade Lat Dior bu Thiès ñooñu Sadio Mané yi daan waa Congo ñaari bal ci benn gannaaw nag jongante bile ñoom nag ñaari ñiy tàggat ñaari équipe yi bu Sénégal ak bu Congo jot nañoo àddu ci bile jongante dañu leen di teewlu. Ce fut un match. jàpp naa ni match la boo xam ne football nañ ko ni mu waree woon rawatina ci premier mi-temps bi foofee def nañu dëgg-dëgg fulla ak fayda gi nga xam ne moo ci war ci ñaareelu mi-temps bi la ñu xaw a bàyyeeku tuuti rek ndaxte boobu Congo dafa ñëw ak geneen xar kanam waaye tamit ñun ñu xaw a seetaan lu bëree bëri waaye jàpp naa ne bu ñu doon jooyanti côté boobu la ñu jooyanti rek waaye xel mën naa dal ginnaaw bi nga xam ne am nañu victoire ndaxte bu ñu jëmee ci qualification ak éliminatoire am ci ndam rek mooy li ëpp solo. Je suis content pour Sidi, je suis content pour Habib. waaw Habib Diallo ak Sidi Sarr dama leen di ndokkeel bu baax a baax di leen delloo njukkal kontaan naa ci ñoom lool. waaye lu leen jéggi kontaan naa ci groupe bi yëpp ndaxte bu ñuy wax équipe daanaka joueurs yi yëpp la fukki joueurs yi ak benn yëpp ak ñaar ñi nga xam ne ñoo leen fekk ci deuxième mi-temps bi di remplaçant yi ñoom ñëpp la ñuy delloo njukkal tey di rafetlu bu baax a baax taxawaay bi nga xam ne moom la ñu taxawee yaakaar naa bu ñuy sant du ñu sant individuellement waaye ñëpp la ñuy boole sant leen ñoom ñëpp. Mais je félicite l'ensemble des garçons qui ont participé à cette rencontre-là. Face à l'équipe comme équipe du Sénégal. lu ñu xaaroon la ndaxte kuy dajeek équipe bu mel ni Sénégal te mu noon équipe boo xam ne am na expérience yàgg naa football am na ay joueurs yu mag digganteem ak Congo dafay mel ni tolloowuñu doole. loolee mooy li nga xam ne moom la ñu seetlu tey ñun li ñu war rek moo di gën a góorgóorluwaat bu baax a baax ci match yi nga xam ne moo nekk suñu kanam
xool naka la ñu mën a def ba mën a qualifié pour la CAN 2021. gannaaw ñaari entraîneurs yi nag ñeneen ñu àddu ci ñaari gaynde yu Sénégal bokk na ci nag Sadio Mané ak Krépin Diatta ñoom nag waxtaanee nañu itam jongante bi nga xam ne jot nañu ko amal seen diggante waa Congo Krépin Diatta mu itam dellusiwaat ci match bi nga xam ne mu ngi leen di xaar ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre gile ñu teewlu leen itam ci micro Malick Thiandoum. Honnêtement c'est résultat bi moom ñun kontaan nañ ci nekk na résultat bu baax boo xam ne dafay baax ci moralu équipe bi sax c'est vrai que ne mënoon nañu def lu gën a bëri lii nii waaye joué nañu premier mi-temps bi am nañu football ak équipe bale def ba dugal ñaari but loolu nekk na lu baax loo xam ne dinañu jàppale ci desitu compétition bi am nañu 3 points nañu xool nañu gën a liggéeyee rek. Bon, on est content d'avoir gagné ce match. waaw ndam bi moom nekk na ndam boo xam ne ndam bu baax la ndax dañuy jàppale ci moral bi ñu xam nan la ñuy gën a defee c'est vrai que ne match bi nag nekkul woon lu yomb comme ni ko ñu bëri di xalaatee waaye ci biir terrain bi ñun def nañu lu ñu war football nañu topp consigne coach bi. Ça a été un peu difficile mais bon on s'en est sorti. leneen tamit mooy match bi di ñëw nekk na loo xam ne dañ koy jël ak fula ak fayda def luñ ci war ngir xool nan la ñuy def ba am ci aussi yeneen 3 points loolu lañ bëgg avancer au fur et à mesure ñuy mënti avancer ci éliminatoire yi la. C'est de continuer à bosser. ñu fàttali ne gaynde yu Sénégal ñoom nag ñoo jël ñaareelu place ci poule I gi ñu bokk ñoom nag nekk ci ginnaaw Guinée Bissau dañuy yegsi ci ponk gu mujj ci jotaayu xibaar yi ànd ceeg Cheikh Sall mu jàngatal ñu li yéene kay yi xëy fasal tey. mbokk yi dal leen ak jàmm Lamine Sène xaw tuut mu ñàkk bakkanam di benn ndaw pompiste boo xamante ni bii ay Samba Boy ñoo ko fekk si diwaanu station service Emile Oil foofu si diwaanu Mbacké doon xëccoog moom koppar yi nga xamante ni bii moom la xëyee liggéey Lamine Sène moom di jaayante ak ñoom doole yooyu les Samba Boy génn seen i jaas yi cor ko daanaka xaw tuut mu ñàkk bakkanam waaye mujj na ñàkk ab loxoom ki nga xamante ni bii moo di naataangoom ba fa nekk loon Baye Serigne mii dafa fëkk ay dàllam daw bàyyi ginnaawam ki nga xamante ni bii moo di Lamine Sène Samba Boy yooyu sam si kawam faagaagal ko jël koppar yi nga xam ne moom la ñu bëggoon wan ko ginnaaw jéey ji nga xamante ni bii def nañ ko si moom ñuy wéy di def ay jéey fii si réewum Sénégal bu ñu sukkandikoo si yéenekaay bi nga xam ne moo di l'Observateur moo di buxaaba yi nga xamante ni bii ñooy wéy di naxaatee ndaxte yéenekaay bi mu ngay jox kàddu ñi nga xamante ni bii ay victime lañu maanaam ñi nga xam ne ñoom la ñu duppee ay sëriñ ñoo leen nax ñi ñu dekk seen xaalis ñi ñu yegg seen kaw di ay soxna yoo xamante ni bii ñu ngay témoin si biir yéenekaay bi nga xam ne moo di l'Observateur am ñu ngi si yegg seen kaw am koo xamante ni bii sax dem na ne saafara suñ ko doon diw tax na mu nekk ñeenteelu benn sëriñ ñoom ñuy becc jafe-jafe yi nga xam ne si la ñu nekk ñi nar a nekk si jafe-jafe dëgg mooy Bér Rouge yi nga xam ne ñoo nekk si camp Sékou Mballo buñ sukkandikoo si enquête yéenekaay ñoom directeur bi nga xamante ni bii moo di Amady Lam moo leen fëgg ab sommation naan personnel bi nga xamante ni bii ñoo fa nekk di personnel police te jaruñu ñu dara li nga xam ne moo di GMI ñoom ñëpp nañu génn si bi la bërëb ñoom moonte ndeysaan ñu ngi naan am nañu fi am fukki at ñaar fukki at ba ñenn ñi jàpp fanweer ak seen i njaboot ñu waaye ñoom ñu ngi leen di génnee te joxuñu leen dala lu indemnité de logement boo xamante ni bii si juróom-ñaar fukki junni képp lay toll ñoom ñu nekk si njàqare dëgg ñi nekk dëgg si njàqare buñ sukkandikoo si l'Observateur mooy fonctionnaire yi nga xamante ni bii ñoom la ñu yóbbu si sphère ministère yi nga xam ne ñoo nekk si diwaanu Diamniadio ñoom ñu nga yuuxu naan li ñuy dund metti na lool saa su nekk diggante dem ak dikk gi transport bu metti bi ak ñàkkum ndox mi nga xamante ni bi daanaka moo am foofe si diwaanu Diamniadio source aanaan loolee gën a néew kay si li nga xam ne moom la ñu mën a wax sphère ministère yi nga xam ne ñoo nekk Diamniadio ndaxte liggéey bu bon lañ fa liggéey daanaka dañ ko dabb daaxee mu jàpp ne yàq dëgg la gâchis la ko jàppee mu ngi naan bâtiment yaa ngay commencé fett di xolleeku waaye karo yi tamit ñu ngi commencé deñ ñi nga xam te ni bii ñoo di ouvrier chinois yi guddi la ñuy ñëw di dabb daaxee waaye teewut bâtiment ya ñu ngay wéy di yàqu foofu si diwaanu Diamniadio mu jàpp ne gàcce dëgg la nar a jur fii si biir réew mi ñi tegul gàcce réew mi mooy gaynde Sénégal yi nga xam ne ñoo ndajeek ni ki démb Congo Brazzaville foofu si diwaanu Thiès Vox Populi naan gaynde yi kay dañoo njatt bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñooñ duppee ay jaabu rouge foofu si diwaanu Thiès ginnaaw ñaari bal si dara yi nga xam ne door nañ leen ko mu jàpp ne tegu nañ ci raay bu baax a baax nekk ñaareel si groupe bi nga xam ne moo di groupe yi ginnaaw Guinée Bissau bi nga xamante ni bii gañe na ñetti bal si dara ñii di Eswatini l'Observateur xëy di tàgg ñi nga xamante ni bii ñoo di ñaari doomi Thiès yi wane Sénégal daal di am ndam si kaw Congo Brazzaville Sidi Sarr ak ki nga xamante ni bii moo di Habib Diallo ñoom ñiy dëgg nag ñu jàppe leen les Damel du Cayor muy ñaar ñi nga xamante ni bii tey jii ñoo dugal seenub dëkk tax Sénégal daal di am loolu ne ndam
Les Échos naan bu ñu fàtte ki nga xam ne moo di doomu Bambali ji di Sadio Mané moom match bu mag a mag la amal daal di sol yëre leader dëgg si bi la match waral dëgg ñu amal ko li ñuy wax standing ovation maanaam turbine yëpp jug di ko sargal te yuuxu naan Sadio Mané ab ballon d'or yéeni kaay bi naan ñi nga xamante ni bi nag ràññeewuñu leen ci bi la match moo di Moussa Wagué Cheikhou Kouyaté ak Ismaïla Sarr bi nga xam ne daanaka kiin yëgul ne ñu ngi woon ci biir match bi moom Ismaïla Sarr bu sàggoonul dëgg sax dina delluwaat fa nga xam ne foofu la jóge woon ndaxte l'observateur mi ngi naan gaañu bi nga xam ne moom la am ba génn niki démb tax na ñu forfait ko suñu diggante ak Eswatini gi nga xam ne dinañ ko amal niki dimanche jërë ngeen jëf mbokk yi dig daje ba ëllëg incha allah. gërëm leen sant leen ci ànd beeg suñuy programme jotaayu njoloor si fi la ñu koy yëkkatee ci ITV waaye xibaar yi day wéyandi ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf.